juróom ñaari waxtu toftal fanweeri simili ci télévision Futur Média dal leen ak jàmm ci xibaaru marax yi dina bokk ci li ñuy waxtaane tey coowal ndox mi doxoon diggante këru liggéeykaay bi di SDS ak waa Suez mel na ni bu ndëga wërëgul li ko waral nag dañu demoon rek fi nga xamante ne mooy Cour suprême ngir sàkku rek ñu xoolaat boobule contrat loolu nag mel na ni waa Suez la ñu jox gëdd rek da sàkku ci ñi nga xam ne moo waaye SDE ñu bàyyi këru liggéeykaay boobu mu wéyali lépp lu aju ci wàllu séddale ndox mi joxu Ndakaaru ak li ko wër ñoom nag avocat yi nee nañ rek dinañ def lu ñu duppee rabat d'arrêt jébalaat ko ñi nga xam ne rek ñooy Cour suprême ngir ñuy saytuwaat boobule dossier leneen lu ñuy waxtaanee aju ci mbiru politique leader Pastef bi di Ousmane Sonko ne du moom du dem benn yoon wuyu ji fi nga xamante ne rek mooy waa assemblée nationale ngir waxtaanee coowal milliards yooyu ñuy tudd daanakay weer a ngi moom nag li muy sàkku ci kilifa yi rek ñu gaaw amal ab procès boo xam ne rek dina may képp kuñ ci tudd nga mën a wuyu foofee wax li nga ci xam ak niñ ci laale ca kanamu juge yi dinañ wax tamit ci lu aju ci mbiru tourisme ak ni ñuy jébbale lépp lu aju ci wàllu passeport fii ci réew mi kilifa gi di Aly Ngouille Ndiaye di ministre de l'intérieur di xamle ne rek bu weesoo li nga xam ne mooy visa d'entrée yi képp ku bokkul ci espace CEDEAO moom faw nga saxook yoon maanaam nga fexe am visa rek su fekkee da nga bëgg a ñëw fii ci Sénégal li ñuy waxtaane leneen di match bi doxoon diggante Sénégal ak ñi nga xamante ne rek mooy waa Brésil ndam demul ndam dikkul ku ci nekk dugal benn bal loolu nag ñu amaloon ko fële ca Singapour dinañ ci ñëw ñi ma gën a yaatoo ci biir xibaar yi mbokk yi lii mooy li gën a fës ngeen taaxirlu tuuti rek ñu yaatal ko. mbokk yi dal leen ak jàmm ci xibaar yi nuñ ko waxee ci ponk yi léegi li dox diggante këru liggéeykaay bi di SDE ak waa Suez mu aju woon ci contrat d'affermage maanaam li nga xam ne rek noonu lañ war a séddale ndox mi fii ci biir Ndakaaru ak gox yi ko wër ñu ne nag waa Cour suprême moom dañu ne rek ñii di waa SDE seen liggéey dàkkal nañ ko te këru liggéeykaay bi di Suez moom ñoo nar a liggéey wéyal liggéey bi rek di séddale ndox mi noonu nag avocat yi doon layal waa SDE ne du ci dal ba tax na rek ñu ngi ne dinañ dem fa mbaxana doone benn comme niñ ko defee woon rek dugal beneen recours li ñuy woowee rabat d'arrêt bu ko defee rek Cour suprême saytuwaat ci li nga xamante ne rek loolu mooy dogal bi du ñàkk ci biir xibaar yi sax ñu jokkook ñi nga xam ne rek kenn la ci kuy layol ñi nga xam ne rek waa SDE di maître Ali Fall ñu desandi ci mbiru SDE ak li nga xamante ne rek moo aju ci dogal boobee ñu jox ngir waa Suez mën a wéyal liggéey bi ci ñooñe nag kenn ci ñoom Mamadou Mignane Diouf nekk Mamadou Mignane Guèye nekk ci forum Mamadou Mignane mu mel ni maître Ali Fall laa ca ñuy dem ci Mamadou kii rek mu ñëwaat ci li nga xamante ne maître Ali Fall gannaaw bu ñu la nuyoo rek lan mooy sa xalaat ci dogal bi nga xam ne rek waa Cour suprême jël nañ ko tey maanaam li ñu naan débouté sa client bi di SDE. waaw maa ngi leen di fay mais bu ma déggee débouté boobu daf may poussé ma amul yu bari loo xam ne dama koy leeral parce que comme ay procédures yoo assez complexe la il faut que mu leer ci bopp jëpp li ñu demoon Cour suprême tey kooku ci kanamu li ñuy wax juge des référés la parce que booy dem ci juge des référés administratif dafa am loo fay wuti. la fa SDE wuti woon du woon pour ñu annuler dossier ARM décision ARMP bi loolu taxuloon SDE dem fa tey la yóbbuwoon SDE fa tey mooy que ni bu fekkee ni da nga dem songu dossier ARMP dafay am loo xam ni foog nga gànnaayoo ko mooy maanaam boo demee Cour suprême di attaquer décision ARMP recours boobu ngay def du tee procédure bi continuer te procédure bi continuer du woon loo xam ne moo ñu gënal te boo ko bëggee bloquer faaw nga jaar ci li ñuy wax juge des référés te boo fa jaaree dafa am ay conditions yoo xam ne da nga koy réunir pour que juge bi mën a bloquer procédure bi en attendant que Cour suprême wax ca la nga xam ne mooy recours principal bi loolu cote moo ñu fa yóbbu woon tey bañ fa yeggee wax nañu la nga xam ne moom lañ gëmoon
te juge bi d'accordul ak ñun loo xam ni day am ci procédure loolu du benn problème mais li am solo tey te loolu ñëpp war nañ koo xam mooy que ni procédure principale bi nga xam ni moom la SDE yóbbu woon ca Cour suprême muy demander annulation décision ARMP loolu ba léegi cour bi examiné gu ko donc principalement procédure bi mi ngi continuer ba tey la preuve amaguñu sax date audience donc vraiment dama bëgg loolu leer pour ñu xam ne lii saisine juge des référés cote la woon pour mu téye ñu procédure bi la tant que Cour suprême wax ci recours en annulation. maître balaa ngay dem fan ngeen toll ci rabat d'arrêt bi ngeen ne fii ak i fan di ngeen ci jublu. bon man xam nga aussi man avocat laa du man maay doxal sama bopp la nga xam ni moom la sama client bëgg ci procédure loolu laa koy defal pour le moment je dis bien pour le moment possibilité bu loo maye la rabat d'arrêt waaye loolu du loo xamante ni ñi tey jàpp nañ ni dañ koy def ba war koo def ci fii ak i fan dinañ toog waxtaan ak suñu client xool bu fekkee décider ni dafay dem ci rabat d'arrêt bi incha allah dinañ leen ko wax mais pour le moment li ngeen war a jàpp muy li ëpp solo mooy lii benn étape dong la woon ci procédure yi mais li ci ëpp solo mooy procédure d'annulation bi boobu ba léegi juge bi amaguñ ci sax date audience donc fi mu toll nii wax dëgg dara bougégul. waaw jërëjëf maître du ñàkk ñu ñëwaat ak yow ci suñu xibaaru 20h yi leneen lu ñuy waxtaane rek mooy li nga xam ne rek moo aju ci mbiru contrat d'affermage boobu dox diggante Suez ak këru liggéeykaay bi di SDE Mamadou Mignane Diouf ñu gën ko xam nag ci forum social moom nag dafa jàpp ne rek dossier bi dafa bëri loo xamante ne rek leerul ci gëtu askan bi ba tax muy sàkku ci kilifa yi ñu def kem kàttan rek ngir mën ko leeral bu ko defee rek askan wi mën a xam ki nga xam ne moo fas yéene wéyal liggéey bi di leen jox ndox mi ñuy jëfandikoo. ñu wax léegi ci mbiru politique ak Ousmane Sonko mi xamle ne rek du mës a dem fële ci assemblée nationale ci kanamu député yi rek ngir wax lu laale ci 94 milliards yu ñu jàpp ne rek dañ ko luubal ba tax na rek mu ne li muy sàkku ci kilifa yi mooy ñu gaaw a amal ab procès rek bu ko defee képp ku ñu jàpp ne da nga laale ci mbir moomee nga mën a àddu ci loole ci kanamu yoon bu ko defee rek ñëpp xam lii loolee lal dinañ ci ñëwaat ci suñu xibaar yi ñu wax ci leneen ak lu aju ci vrai benn loi de validation commerce ñu ne nag nguuru Sénégal dugal na ci loxoom loolu aju rek ci ñu doon doxalee gannaaw armes yi ñu doon jaay te armes yooyee mën a indil askan wi fitna ñu ne nag nguuru Sénégal def na ci ay jéego ba tax na jamono ji moom loi yooyu dinañ ci teg tànk ba fexe ba loolu jóge ci suñu réew Abi Faye ci tënk bi. ñu am ci ab njàngat gu leer ci anam bi nga xamante nit groupe armé yi ñi ngi gën di jóg waaye itam lii di wàllum terrorisme ak anam bi nga xamante nit ñi ngi jëfandikoo gànnaay yi ci anam bi nga xamante nit jaarut yoon Sénégal moom nekk jamono ji ngir fas yéene jëmmal lii di ab déggoo goo xamante nit ñeel na wàllum njënd ak njaay gànnaay yooyee. suñu gendarmerie bi suñu police yi am nañu ay jumtukaay ci code pénal ak ci code de procédure pénale pour mën a jàmmarloo ak ñooñu nga xamee ne dañuy jël gànnaay yooyu di leen utiliser donc loolu ba tey nag bokk na ci li ñu bëgg réglementer aussi day dolleeku rek ci li réglementation bi mu fi fekk. la ko tax a jóg bokk na ci jàmm gën di mën na sax ci biir dëkk bi waaye tamit kaaraangeeg askan wi doon loo xamante ne luy mën di ñoŋ la. ndax moom nii lu mu gëm mooy di développement mënuñu ko am su fekkente ne jàmm amul. te guerre su amee masibo la trafic des armes lu muy jur mooy masibo te loolu la ñu bañ ndax xam nañu tamit ci ay réew yu bare fitna moo fa am donc tey jii suñu projet anticipation pour que loolu mu bañ a nekk ci suñu dëkk. Sénégal bokk na ci dëkk yi nga xamante nit ñoom lii di wàllum violence armée ci sous-région bi laalu leen loolee waral na ñu fas yéene cee jël seeni matuwaay ngir leen bañ leen a bett. lu gën a am solo tey di mooy di ñu mën a am ay dispositions yi nga xam ne dinañ ko intégrer ci suñu dispositif national te ñu mën a gën a contrôler donc li nga xam ne mooy le commerce des armes.
ci ñaari fan la commission nationale bu jóg ngir xeex ak tamit anam ba nga xamante nit gànnaay yi ñu ngi koy doxi fii ci mim réew te jaar yoon sëgg ci xool ananan rek la ñuy gën a jëmale loi goo xamante nit ci sous région bi la ñal wàllum jënd ak njaay gànnaay waaye tamit décret d'application bi. Habib Faye ñu def wax ci leneen bi nag lu aju ci visa d'entrée maanaam kayit bu lay may nga mën a dugg ci biir Sénégal kilifa kii ñu dénk lépp lu aju ci li nekk ci biir réew mi di ministère de l'intérieur moom nag nee na jot na rek ñu jot taxawal li nga xam ne mu aju ci visa yooyu liñ ci jublu rek mooy képp ku fekkul baax ci dëkk yi bokk ci CEDEAO ngir nga dugg Sénégal moom faw nga am visa loolu nag nee na amaloon nañ ko atum 2013 dinañ ko laata ñu koy dàkkal 2015 sumb nañ yeneen travaux rek ngeen mën ko taxawalaat fii ak i fan yu neew kaddu yooyu nag mu ngi ko yëkkati woon ci suñu naataango RFM matin ak Babacar Fall ñu teewlu ay kaddu. waaw d'abord ci frontières yi. il faut quand même ñu reconnaître que wax dëgg yàlla at yi ñu génn liggéey bu am solo def nañ ko ci Sénégal tey bari na fi ñoo xam ne ñii rëcc nañ sax ci réew yu développé yi ñëw fii ñu jàppaleen am na ci cas yoo xam ne gis ngeen leen ba daaw sax ambassade d'Espagne jox nañu bataaxalu ministre de l'intérieur félicité police Sénégal parce que am na ci koo xam ne kii ci ñoom la rëccee woon traversé na fi juróomi dëkk ci frontière Gambie bi leen ko jàppe bari na fi ñoo xam ne ñii fii peut-être que du ñuy def du toujours publicité ci loolu rëcc nañ ci dëkk yu bari bu ñëwee aéroport Dakar wala ci frontières yi même Rosso ñu mën leen fa jàpp loolu am na donc c'est une réalité. liggéey bu am solo ñu ngi koy def ci surveillance des frontières te ñu ngi continuer pour gën a en tout cas maye li wër Sénégal ba ku fi dugg si ñu xam kan la. et c'est effectivement dans ce cadre-là que man bi ma ñëwee fii ci ministère bi laa ne mais mënuñu nekk ci réew moo xam ne mii d'abord. ñi fi nekk ay étrangers xamuñu leen xamuñu ni ñu toll mënu leen identifier ba pare ñiy dugg si duñ leen identifier donc loolu mënut a ne il faut que pour des mesures sécuritaires ñu ngi xool kan mooy ñëw ci Sénégal ki fii ñëw nag boo ko bëggee xool le meilleur moyen mooy yaa koy autoriser mu ñëw ndax boo ko autoriser mu ñëw bu dugg see da nga xam ndax génnam jot na génnam jotul génnam génnut loolu lépp day fekk nga am visa parce que nit ki boo ko joxee visa ne ko def fi weer. su weer bi jotee te génnul xam nga ne mi ngi ci dëkk bi waaye nit ki bu fekkee bu ñëwee rek nga bàyyi ko mu dugg fu ko neex dem fu ko neex génn bu ko neex génn doo ko mën a contrôler. kon waa France léegi bu ñuy ñëw Sénégal dañuy ut visa. du France rek. ci misaal. du France rek. mais moom ak yeneen dëkk. c'est-à-dire que danañ ramener les visas pour que ku fi dugg si ñu mën la autoriser pour nga dugg si am na ci par contre yi nga xam ne yi dañoo nekk ak ñoom ci UEMOA ci CEDEAO. libre circulation des personnes et des biens duñ leen demander visa mais il faut ñu di identifier ñi nga xam ne ñi ngi ci réew mi. léegi loolu kañ lay tam. dañuy dem ca diwaanu Diamniadio foofee nag lañ fa doon amal ab ndaje ca centre international Abdou Diouf ba fa nekk rek maire yi nag ñoo fa doon tase tey li aju ci taxawaayu collectivité territoriale yi ci projet bi ñu du PSE njiit réew mi Macky Sall nag teewoon na fa sukkandiku ci li ni mel ngir ñaaxaat leen ci lépp lu aju ci njaayum suuf mu ne nag suñu dàkkalul ni ñuy doxale dinañ dem jamono yoo xamante ne rek suuf dootul am. te fitna bi ci juddu day gën a law ci loolu nag mu ngi sàkku ci ñooñu rek ñu yokk ab farlu ngir moytandiku loolu la coow ñu teewlu ay kàddoom ci micro Ousseynou Dia. Nous avons un sujet qui fâche, qui est un sujet difficile. tey nag li ñuy yëkkati dafa gaaw a merloo muy sujet bu difficile mu di wàllu suuf nag loo xamante ni la mën naa tasum réew ci mboolem Sénégal moo xam muy ci wil yi moo xam muy ci village yi Ndakaaru sax mën nañu comprendre mu am yenn ci pression ndaxte lu ëpp téeméer boo jël ñaar fukk ak juróom yi wala fanweer yi fii la ñu nekk mu nekk gox boo xamante ni moo gën a tuuti ci réew mi maanaam 0,25% wu territoire bi kon faaw moom nga xam te ni moo di pression loola tax nag ñu daal di sañc gox bu bees ñu di Diamniadio ngir kon mën a saafaraal mbooleem jafe-jafe ci wàllu suuf waaye itam yóbbu fa yenn ci activité yi mën a joyante li nga xam te ni moo di territoire bi ci wàllu aménagement ngir nga xamante ni
yeneen génération yi ñëw bu ñu ñëwee seen dem ak dikk day yomb lool dañuy jël yoon wi rek ngir kon mën a yegg fa ñu jëm faaw nag ñu xalaat ci nu mu gën a wóoree naka la ñuy def ngir mën a séddale li nga xamante ni moo di suuf yi daanaka dañ ko bàyyi woon ak maire yi ci délibération rek ñu joxe suuf yi waaye duñ leen bàyyi ñu joxe suuf soosu yëpp ndaxte lu mu yàgg faaw ñu toog waxtaan ngir jël nag ay matuwaay yu am solo ngir xool naka la ñuy saafarale yooyu suuf ngir suñu njaboot gi ñëw ëllëg. Prendre des mesures de sauvegarde pour les générations actuelles et futures. wax ci mbirum pétrole ñi nag waa secteur privé lañu ñu gën leen xam ci kenes ñoom li ñuy sàkku rek ci kilifa yi ñu def kem kàttan ngir lépp loo xam ne rek dafa laale pétrole bi gën a leer ci gëtu askan bi leneen li ci laxasu rek mooy fexe rek bénéfice bu ci bàyyeekoo askan bi wala képp ku fekk baax ci réew mi nga mën ci gis seen bopp li nga xamante ne rek moo leen gën a yitteel nag mooy lii di pétrole moom ñu sàmm ko bu baax a baax dañ ci teewlu Mortala Kane ci micro Maymuna Ndiaye. atelier waxtaan la ñi nga xam ne dañu xam ak ñi nga xam ne dañu ko mës a dund feneen ak ñi nga xam ne ñoom ñooy joxe marché yi nan lañu mën a def par rapport pour suñu entreprise sénégalaise yi yoon ban lañu war a jaar nan lañu war a def et puis wax le ministère ak l'État aussi lan mooy décret yi nga xam ne war nañ ko jël rapidement pour ñu mën a bokk ci vraiment li nga xam ne mooy partage des richesses du pays là parce que dañ ne contenu local moo li nga xam ne bu fekkee ne dañuy def exploitation pétrole gaz lan mooy revenir maanaam lan mooy wàllu entreprise sénégalaise donc lan mooy wàllu réew mi parce que bu ñu waxee wàllu entreprise sénégalaise mooy wàllu réew mi parce que à part les taxes yi état bi di am yi des liggéey la ak vraiment ressources yoo xam ne yi entreprise yi nañ ko ci mën am mu doon njëriñu réew mi doon njëriñu entreprise mais aussi doon njëriñu employé. syndicat bu yees bu juddu ñu koy duppee syndicat des travailleurs de l'enseignement supérieur ñu ëpp ci ñoom nag di liggéey ci biir université yi ñu ne nag li ñu bëgg mooy lépp lu laale seen liggéey boobu ñu gën leen jox gëdd. bu ko defee tamit ci li ngu yëngu ñu mën ko fësal bu baax a baax dañuy teewlu François Babacar Touré mu ñëwaat ci li leen tax a jóg ci micro Alhassane Ba. léegi li nga xam ne mooy statut wu travailleur dañ ne juróomi at yu nekk dañ ko war a réviser waat bi ñu yor ñun mi ngi date depuis 2000 ba léegi ñu ngi wax moom daaw bi ñuy duggee en négociation avec le ministère de l'enseignement supérieur ñu demandoon à ce que ñu réviser ko. ba defar xaatim benn projet de décret ñu nax waa ministère ba déggoo ci léegi nag ñu war ko jébbal président pour mu signer ko mais booba léegi mi ngi xaw a jege at te ba léegi dégguñu si dara lu bees te loolu dafa am solo si suñu doxalin ndax université yu bees dugg nañu créé nañu yeneen université yu bees ak yeneen corps de métier et statut bi fi nekkoon intégré lu woon corps de métier yooyu donc révision boobu dafay am solo pour ñi nga xam ne ñu bees lañu ndax université enseignement supérieur yi dafay yokku spécialité day yokku donc c'est extrêmement important ñu dugg vers la révision de ces textes là afin vraiment de pouvoir moderniser ces textes loolu nañu nekk bu weesoo loolu dañu demande harmonisation des grilles et indemnités des universités et centres des œuvres bi ñu ko defee it am na ci application yi ay lu su sooxee am na ay poches yu des poches yooyu aussi il va falloir que recteurs yi directeur centre des œuvres yi. ñu wax ko ci màggal Touba bi ñuy waajal jamono ji nag ñu ne jaaykatu tissu yi moom daanaka jamono yi seen traite taxawoon na ñu ngi def kem kàttan rek ngi seen marchandise ñu xool li ñu def ba profito bu xew-xew bi rek ñu mën ko jaayandi li ñuy duppee nag wax Baye Fall bokk na ci tissu yi nga xamante ne rek jamono ji taalibe yi moom la ñu gën a fonk Habib Faye doxantu woon na ca Jaba àndoon ceeg Babacar Camara. Ila Touba gi ku nekk mi ngi ci di ci bay sa waar rawatina yi tamit jaaykatu tissu yi ca diwaanu Colobane njaay mi ngi dox ca anam ba ñu ko bëggee ñoom ñuy wax lii tissu yi xew moo di naat yi njaxas wax yi bazin riche yi ñoom lañ xewal. tendance yi gën a gis moom ñu koy jënd mooy wax Baye Fall wi am na ñu koy jënd super 100 yi am na ñu koy jënd bazin riche comme yi ma la wanoon am na ñu koy jënd fila-fili am na ñu koy jënd brodé noonu. naat bi moom wiché bi nit ñi taamu nañ ko lool. ndax xam naa dafa neex ci tàngaay bi quoi. tailleur yi ñoom it kenn demut ñu des ndax tamit ña nga ci bu baax safaar gi waral li ni mel ñoom ñu ne client yi ña ngi teew bu baax. fil super 100 ak maylus bi may ñëw nii wax dëgg yàlla même wiise bi gars yi jël nañ ko wax dëgg yàlla ñu sant yàlla bu baax daal. ren moom daal pour may ñëw waaw. moo xam jaaykatu tissu wala tailleur ku ci nekk saw gafa ma nga gën di duun. njaay mi alhamdulilah sant yàlla rek
nit ñi ñi ngi ñëw wax dëgg yàlla 15 jours yëpp ñu ngi sentir ne moom nit ñaa ngi waaj màggal gi. wax sant yàlla bu baax mi ngi dox moom wax dëgg yàlla ba xoolee par rapport ak daaw moom dox na ren moom wax dëgg yàlla bari na am naa si commande wax dëgg yàlla am naa si commande su ñu sax baare naa depuis semaine bi laa baare woon waaw. wàccaayu màggal Touba atum ren gi mi ngi gën di dox ci anam ba ñu ko bëggee ñoom tailleur yeeg jaaykatu tisi yi la ca des sax naam bëriwul waaye ca marché yi tisi yi fees na fa dell ndax itam ñu ci bëri nee nañ lii mooy tendance. Abi Faye bi yoon nag dañuy dem ba ca diwaanu Touba foofee nag benn délégation bu tàkku bu bàyyeekoo groupe Futur Média moo fa demoon tey rek dem siyaare ji xalif général bi ci njiitalu directeur général di Birane Ndour ak kilifa yi fi nekk ñoom nag dem nañ saafonte kilifa yi waxtaan ak ñoom ci yenn disposition yoo xam ne fas nañ ko yéene amal rek ngir fexe bi askan bi mën a xam lépp luy xew ca Touba ci jamonoy màggal bi jaarale ko ci support yi nga xam ne rek am nañ ko ci groupe bi di GFM ñu jeexale ko mbiru tàggat yaram ak match amical bi doxoon tey diggante Sénégal ak Brésil ndam demul ndam dikkul ku ci nekk dugal benn bi muy match boo xamante ne rek am na doomu Sénégal yu ci fësal seen taxawaay Cheikh Sadibou Diarra àndoon ceek Modou Diop jot nañu taseek benn journaliste sportif. ci seen jongante ak Brésil Sénégal mënoon na am lu ëpp témbo ginnaaw bi Firmino dugalee ci 9e minute bi gaynde yi dinañ égaliser ci wetu mi-temps bi ak Famara Diédhiou ci penalty ànd ak confiance Sadio Mané ak i naataangoom ñoo teg tànk ci bal bi ci 2e mi-temps bi ba mënoon nañ sax jël ndam li muy lu am solo ci vice champion d'Afrique yi. je crois liñ doon xaar ci xale yi def nañ ko. parce que bi ñu doon dajal équipe bu mag la équipe la boo xam ne d'habitude buy dajal équipe africaine da leen di gagner et parfois sax largement ay scores yu mag très souvent donc loolu mooy wone méritu équipe bu Sénégal bi je crois que on a fait un bon match la boo xam ne sax xawoon nañ ko gagner parce que Sadio Mané am na fa poto je crois que mooy occasion bi gënoon franche à part les 2 buts donc Sénégal mënoon na gagner match bi et ça aurait été un très grand exploit. wante na woon ca final CAN 2019 bi Sénégal duggoom ci match bi baaxul su loolu weesoo prestation bi baax na. amoon na quelques soucis au départ en première période surtout avec Coly Racine ak Lamine Gassama sur flanc yi xawoon nañu sonn tuuti. deuxième période bi vraiment joué nañu bu baax. et que donc globalement 11 bi Aliou Cissé aligné au début je crois que répondre na aux attentes. ci wujjee ak Neymar ci biir terrain bi Sadio Mané wane na boppam bu baax. penalty bi ñu permettre capacité accélération te Brésil ñi xam nañ ne derrière seen équipe dañu xaw a ay mag lañ. Sénégal bi nekk fanweer ak ñaareelu réew bi dajeek Brésil doon na ñaareel bi nërmeeluwul ginnaaw Cameroun ci atum 2003 muy li leen di jox confiance laata éliminatoire CAN 2021 yi di door fi léegi weer. Cheikh Sadibou Diarra cant ak ngërëm ñeen na leen yéen tamit ñeen na la yéen tamit yéen naka noonu ci teewlu beeg safo bi du ñu def dara lu dul delloo antenne bi soxna Aram ak invité am ñu doxal ba ci kanam.